A221, une autre vision de la télé. A221, une autre vision de la télé. salaamaaleykum téléspectateur u A221 yi di amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen ci seen émission face à l'actualité tey nag suñu émission face à l'actualité ñu ngi dalal suñu plateau kenn ku nga xam ne peut-être sénégalais yi ràññee nañ ko ñu ko ràññee ci Ousmane Sonko ñu koy wax Bruno Derneville laataa ñuy tàmbalee émission bi ñu ngi koy bàyyi mu présenté wu monsieur Derneville présentez-vous. Asalaamaaleykum Samsidine maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu sénégalais yëpp di ñu déglu. rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora te parce que dégg naa ne bari na ci ñi nekk ci diaspora bi ñu leen di seetaan donc di ñaanal jàmm sénégalais yëpp di souhaiter bonne fête catholique yi ndax tey ci guddi la ñuy def feetu Noël di leen wax ne ñu ngi leen di ñaanal feetu jàmm di ñaanal Sénégal itam atu jàmm pour 2021 loolu daal laa leen bëggoon wax di aussi leen wax ne tey kontaan naa ci invitation bi di am yaakaar ne dinañ fi jëlee daal loo xam ne dina amal sénégalais yi njëriñ. waaw comme ni mu ko waxee rek ñu profité wàlle si occasion bi di présenter suñu mbokku communauté chrétienne bi tamit joyeux Noël koy waxee comme atum jàmm atum naataange. ñu bokk ko ñun ñëpp incha allah laataa ñuy tàmbalee émission bi dinañ waxtaanee ñetti thèmes premier thème bi mooy actualité politique deuxième bi di nekk rapport ARMP yi ñetteel bi di nekk santé deuxième vague Covid 19 bi pour ñu tàmbalee ci actualité politique bi dañuy wax Bruno Derneville ñu tàmbalee ci yéen yi nga xam ne yow yaa nekk président du parti de l'action citoyenne jiite waale tamit li ñuy wax naan nekkaat ci président de la coalition jot na temps yi dafa yëngu. ndax jot na dafa àndoon ak Ousmane Sonko ci élection présidentielle yu 2019 yi ñoom ñoo gunge woon Ousmane Sonko ci coalition Sonko président jógee ci Sonko président bi élection yi jeex ngeen créer la coalition jot na peut-être pour préparer les élections locales ñu jékki-jékki gis coow am ci peut-être boo mënee revenir ci coow boobu noonu. waaw jërëjëf Samsidine waaw ñu de coow daf ñu topp te wax dëgg nekkuloon suñu coobare ndax ni nga ko waxee ñi nekk ci suñu coalition bari na ci ñoom ñoo xam ne ñoo bokkoon coalition Sonko président nag biñ koy taxawal mun naa wax ne bi koy président Ousmane Sonko di taxawal daf ci namoon am ay mbooloo yoo xam ne dañ koy jàppale ci présidentielle bi mu ñëwoon fekk si ma ñaan ma ànd ak moom jiite coalition bi ci jamono yooyu ñu ma doon wooyee coordonnateur coalition bi ñu yore coordination bi ba bi muy tabb directeur de campagne bi mu tabb nag mu nekk Abdoulaye Niane nekk kàngam bu am solo nekk un grand leader de parti nekk ci région de Diourbel amoon fa résultat yu am solo ci élection législative yi ñu weesu mu doon nag équipe boo xam ne demoon nañu ba wax dëgg tollu ci juróom fukki membre maanaam juróom fukki mouvement ak parti ak ñaar mu nekkoon nag vraiment événement bu am solo rencontre bu am solo boo xam ne jural nañu ay résultats yoo xam ne foog naa ne ñu bari ne nañu résultats yu mucc ayib la yoo xam ne guléet la candidat bu bees am résultat yu mel noonu muy 15% tegu ñu ci am mbégte bu baax biñ ci jógee nag suñu xarit yi waxtaan déggoo ci kàddu ñu ne nag comme jéego bu njëkk nekk na jéego boo xam ne jëlee nañ ci yaakaar war nañu mun a ànd ci coalition politique boo xam ne dina jéggi élection locale yi jéggi élection législative dem ci élection présidentielle bu 2024 looloo sababoon taxawaayu coalition jot na
coalition bi nag mënatuñ ko woon tuddee coalition Sonko président ndax nekkatuñu woon ci campagne présidentielle moo tax ñu tuddee ko coalition Jotna. coalition Jotna mooy coalition bi ñu tudd daanaka turu Jotna boobu moo nekkoon turu suñu programme bi ñu àndoon ci campagne présidentielle bi. programme boobu may fàttali rek ne dafa nekk daanaka dañu boole programme mu parti yu bëri muy bu Ousmane Sonko muy bu sama bos ak bu Abdoulaye Niane ak bu Gaoussou Koma ak ñeneen ñu boole parti xalaat yooyu yëpp indi benn programme bi ñu tuddee Jotna. fi mu ne nag bi ñu jubloo nag ci élection locale yi dañu ne mënatuñoo waxagum mbiru programme ndax élection locale ñëpp xam nañu ne ku ci ne ci goxam day xalaat li nga xam ne moo gën ci gox bi. ko defee nag mu tëral programme boo xam ne programme local lay doon waaye terewul ñu tuddee ko rek coalition Jotna pour que nit ñi ràññee ñu ci taxawaay bi ñu amoon ci présidentielle bi. yàlla def nag ci jamono yi passé foog naa ñëpp gis nañ ko président Macky Sall def remaniement boobu jur ay effet connexe yu bari yoo xam ne xëy na ba léegi xamaguñ exactement li ne ci ginnaaw ak li tax mu jur lu mel noonu waaye ñun li ñu jàpp mooy am na ay njeexital ci suñu ànd bi ci biir coalition Jotna ba tax mu am ñaari kàngam yu quitté waaye ki ci ëpp solo sax mooy vraiment le président Ousmane Sonko ak parti PASTEF nga xam ne bi mu génnee ci coalition bi bari na ñi nga xam ne topp nañ ko waaye nag sant yàlla bu baax ndax ci jamono yi nga xam ne loolu mu ngi am ñu ngi toll woon ci fanweeri parti ak ñett yoo xam ne ñoo booloo woon ci biir coalition Jotna waaye bi lii amee mun nañu jàpp ne fukk ak ñeenti coalition parti ak mouvement ñoo des kon mun nañu jàpp ne daanaka xaaj gi moo dem xaaj gi des te bi loolu amee itam gis nañu ne ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak groupe Idrissa Seck am na ci ñu ñëw am na ci kàngam bu mag boo xam ne mu ngi tudd Moustapha Wade nekk ci région wu Fatick yore benn mouvement bu mag bu ñuy woowee ADD ñëw na fekk si ñu ànd ak ñun moom sax daanaka formation moo xaw a méngoog bi nga xam ne mooy bu président Ousmane Sonko ak bu Abdoulaye Niane maanaam ñu ngi ci mbirum lempo kon pour wax ne ñoom ci seen bopp xamante nañu bu baax waaye gis nga ne départu président Ousmane Sonko terewul ñu mel noonu ñëw fekk si ñu parce que xam nañu ne war nañu mun a def liggéey bu mucc ayib en tout cas fi mu ne nii ñu ngi ci taxawaayu coalition boo xam ne askan bi war nañu mun a am yaakaar ci ñun ndax xamewuñ ñu ci lu ñaaw xamewuñ ñu itam ci waxu caaxaan walla def yëfu maanaam wax lii def lale kon mun nañu jàpp ne population yi mun nañu wóolu pour ci li nga xam ne fa la ñu jëm te incha allah fas nañu yéene de ci lépp lu ñu taxaw mu doon loo xam ne ëllëg si biir duñ ci rus te itam askan bi duñ ci rus maanaam wax ji ñuy wax tey mu doon suñu waxu suba mu doon suñu wax gannaaw suba te mu doon suñuy jëf itam ñun dañu jàpp ne wax ji dafa war a méngoog suñuy jëf walla bu ñuy wax itam na doon loo xam ne mun nañ ko jëfe léegi ñu gis ni par exemple démission nu mu tudd Boubacar Camara bi ñu jàpp ni organisation bu structuré si say wax peut-être nu nga ko ci waxee yow informé wuñ la te yow yaa nekkoon coordonnateur bi suma juumul léegi loolu noonu est-ce que muñ ko jàppee par exemple manque de respect wala manque de considération wala absence de démocratie lañ ko mën a tuddee. waaw xam nga man biñ ma falee président coalition bi ci njëlbeen laa wax ne leen ñun de àndu nawle la ñu àndu nawle nag ku ci ne dafay may cër moromam ku ci ne war na xam ne ñun ñëpp ñoo bokk nekk benn donte suñu parti yi mun nañu wutee ci dayoo waaye nag ne dañuy jàpp ne ñun ñëpp benn lañu rek te wax dëgg dañu war a
maanaam may cër nit ñi waaye itam respecter li nga xam ne mooy seen coobare maanaam nit ki dafa bokk ci coalition waaye terewul moom dafa am li nga xam ne moom la daf koy doxal boppam ngir parti am kon bu xalaatee ne am na loo xam ne war na ko weccoog ñi nga xam ne ñoom la séqal coalition bi loolu mun na ko def waaye itam may nañ ko itam mu mun a xalaatal boppam ba xam ne xëj na am na loo xam ne mun na ko bañ a bokk ak coalition bi ndax ñoom dañuy yor seen parti bopp te foog naa ne li président Camara wax mooy ñoom dañu waxtaan ci seen biir parti bi ñu waxtaanee ñoom ci seen bopp ñu déggoo ne loolu la ñu war a def mu xalaat ne war na ci waxtaan ak xëj na ñenn ci biir coalition bi mu waxtaan ci président Ousmane Sonko ndax président Ousmane Sonko nee na moom ci boppam la waxtaanal kon yëf yi leer na ñoom ñaar waxtaan nañu waxtaanu xaritoo lañ ko def foog naa ne ñoom ñëpp ñaar wax nañu loolu ay xarit lañu kon comme ay xarit ñoo waxtaan ci seen biir am nañu sañ-sañ boobu man nag dama jàpp ne fekk ñëwul ci man mii nga xam ne maay jiite coalition bi dama jàpp ne coalition bi jotul information bi donte am na kenn ci ñoom wala xëj na ñeneen ci ñoom ñoo xam ne jotoon nañ ci information bi en tout cas man li ma jàpp ne mooy di nekkul loo xam ne war nañ cee mer wala war nañ cee gis suñu bopp dañuy jàpp rek ne xëj na dafa jàppoon ne waxtaan boobu xëj na am na loo xam ne séquma ko moom kon nag mu séq kook xaritam man nag ma jàpp man itam ne waruñ ma boole ci li nga xam ne du wax boo xam ne bokk naa kook ñoom te comme bokkuma ci te man dama jàpp ne lépp loo xam ne damay yëngu ci moom ci wàllu coalition dama ko war a bokk ci waxtaan pencoog samay naataango yi comme jotuma ci information bi moo tax itam mënuma ci àddu dara ma ne kon bu boobaa nañu jàpp rek ne coalition bi jotul ci information bi. ñu gis ni fan yi passé dañu génn ci presse bi annoncé ni jot na dafa allié wu ak waa CRD ñu bëggoon xam mbir moomu nu mu demee ak démarche yi. waaw donc ñun bi président Sonko demee foog naa ñu bari dañu jàppoon ne coalition jot na fa lay jógee tàbbi géej. waaye nit ñi gis nañu ne ñu bari ci ñun gën nañu taxaw sax te ci suñu biir manko bi dafa gën a baax bi ñu dajee ci suñu biir ñu waxtaan ñu xam ne dara soppeekuwul ci li nga xam ne mooy suñu xalaat ci lii sababoon suñu xalaat suñu ànd bu njëkk ñu ne nag nañu gën a yaatal ndax li xew ak remaniement bi dafa soppi dafa wëlbati langue politique bi ba tax ci biir ñi ànd ak président Macky Sall sax gis nañu ne jaxasoo am na fa kon jaxasoo du ci opposition rek la APR ci boppam fi mu ne nii mu ngi dem ci sens yu nekk xëj na looloo tax sax ñoom ñu indi ay task force ak yu demee noonu gis ngeen ne président Macky Sall oote na ndaje foofu ci biir palais bi ak waa APR lépp pour dalal leen rek donc jaxasoo bi du rek ci opposition bi waaye ñun daal dañu jàpp ne tey jot nañu gën a yaatal opposition bi taxawal opposition bu gën a dëgër ngir nag mun a jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ndax nag dañu gis ne ki nga xam ne mooy le président Macky Sall dafa mel ni kii dafay xaw a fontoo population yi ndax nag bii mooy ñaareeli yoon ba ñetteel boo xam ne mu ngi ñuy wax ay mbiru dialogue national ak dialogue politique waaye dañu gis ne bés bu muy oote dialogue daanaka moom mu ngi xool li mu ci jële ci suuf ba pare ñun bàyyi ñu ci biir ndax gis ngeen ne bi mujj ci dialogue bi def nañu loo xam ne lu ñu métti la woon loo xam ne wax dëgg def nañu tout pour contrer ko waaye opposition bi xëj na amuloon doole boobu pour manko bu baax a baax pour xeex loolu gis ngeen parrainage bi ni mu ko dugalee ni ko président Macky Sall dugalee ci mbiru élection yi daf ko jaarale ci li ñuy wooye le dialogue national
bi ñu demee ba ci biir yëf yi mel ni sabar bu tas ñu dugal coalition ñu dugal waxtaanu parrainage bi daanaka fala waxtaan bi yàqoo sax. mais est-ce que problème boobu noonu dinañ ci ñëw. ci donc voilà mais pour wax rek ne tey li ñu soxla mooy am opposition bu am doole. opposition boo xam ne dina mun a taxaw xeex li nga xam ne moom mooy àq ak yelleefu opposition bi mais may wax itam ne àq ak yelleefu opposition bi du rek bu opposition bi askan bi tamit ci la bokk ndax nag ñun li ñuy xeex mooy li nga xam ne mooy obligation maanaam wareef bi nga xam ne ñi nekk ci réew mi war nañ ko am ñi jiite réew mi war nañ ko am pour li nga xam ne mooy élection ñu mun koo yor ci teg ci yoon mun koo itam doxal ci waxtu wi ñu ko war a doxal ndax gis nañ tey gox-goxaan yi ni koy maire yi di doxale jaarul yoon ñu ngi jaay suuf yi ñu ngi def naka sudul noonu loolu yëpp rawatina nag ci période bii nga xam ne yokk nañu seen mandat ñaari yoon mu doon loo xam ne ñoom fi mu ne xam nañu ne jeexal nañu waaye ñu ngi profito loolu nag bëgg nañu mu dàkk te loolu pour ñu dàkkal ko lenn rek moo mun a am mooy opposition bu taxaw opposition bu am doole manko ñu xeex li ñu xeex te loolu nag dinañ ko xeex boobu dinañ ci ànd ak opposition bi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi téye ne ñu ngi jàpp ne ñu ngi ci opposition bi dinañu ànd xeex ak ñoom kon nag ñun premier allié yi ñu uti mooy ñi nga xam ne mooy le comité le CRD donc waxtaan nañ ak ñoom déggoon nañu ci kàddu def nañu un comité conjoint un communiqué conjoint diggante bi nag suñu naataango bi Mamadou Lamine Diallo xaw a yaram bi neexatuloon mu xaw a feebar ba yàlla def na ne fi mu ne nii mu ngi tane ñu ci sant yàlla bu baax kon dinañu reprendre liggéey bi te du yàgg foog naa ne fii ak fin de semaine bi dinañu reprendre liggéey bi bu ñu liggéeyee ba am ay textes yu baax bu boobaa nag dinañ ko mën a présenter population yi wan leen ne ñun suñu li ñuy def nekkul ay waxu neen dafa tegu ci li nga xam ne ay fait lay doon maanaam dinañu proposer population yi lu leer loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku. léegi pour ñu peut-être ci point yooyu noonu ñu wax ne est-ce que mun nañ xaar alliance dans le futur peut-être avant pour les élections locales jot na ak Ousmane Sonko. bon alors ñun ay hommes politiques lañu ci politique amuñu ay état d'âme maanaam du ñu nekk di def ay mbiru gedd ak yi mbiru mer ak yu demee noonu dañu jàpp rek ne ñun ñëpp ay kilifa lañu ku ci ne bu jëlee ay décision dafa fekk décision yooyu xëj na mu weccoo ko ak mbokkam yi nekk ci parti yi kon nekkul décision wu benn nit kon mbooloo boobu bu demee ba dellu siwaat ne ñun de xëj na li ñu defoon dañ ko defee woon ndax dañoo xalaatoon lii ak lii waaye gis nañu ne lii moo gën bu ñu ñëwee waxtaan ak ñun ñu gis ne ñun itam ànd nag li nga xam ne moo méngoog li ñu gis bu boobaa ñu ànd mais jàpp ñu ne comme ñoom dem nañu rek nekk na loo xam ne c'est définitif non tey ñun ñëpp la ñuy ubbil suñu bunt te on n'est pas des ennemis surtout nag ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci kujje gi kon comme ci opposition la ñu nekk te li ñuy xeex opposition bi yëpp moo ci am intérêt maanaam tey par exemple li ñu bëgg mooy élection yi même buñ ko waree dàq sax ci mois de mars bi bu mu jéggi mois de juin loolu la ñu bëgg ndax bu eggee fin de l'année 2021 baaxul ci askan bi baaxul ci kenn kii xanaa ci président de la république lay baax te loolu sax damay wax ne na def attention parce que dàq élection yi ba foofu risque bi mooy ñu dàqati ko yóbbu ko ci 2022 te bu boobaa lu ne mun na ci xew maanaam xeexoo reyante yooyu yëpp mun na ci am. léegi glissé nga sax ci point boobu noonu muy élection locale yi ñu gis ni élection locale yi dialogue national moo ko reporté opposition comme majorité présidentielle ñoom ñoo d'accordoon ba jàpp datu 28 mars bii nii datu 28 mars bii nii nit ñee ngi jeexi jaaxa sax ndax dina am wala du am parrainage bi ne nañ du am ci élection locale yi boobu dindi nañ ko dialogue national bi ci yow yan résultat yu nga xam ne yu mu jur yi nga xam ne yow doy na la. waaw jërëjëf bon pour le moment am na ay consensus yoo xam ne mun nañu wax ne pratiquement ñetti pôles yi yëpp nangu woon nañ ko donte sax
pôlu Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni ki ci wàllu parrainage ak yu mel noonu ak ci dàq ak ci maintenir élection yi ci premier trimestre 2021 yooyu dafa mel ni ki dañ ko nangu parce que mënuñu bañ a nangu ndax ñeneen ñaari bloc yi nangu nañu woon loolu mais mun nañu jàpp ne daal parrainage bi le fait ñu dindi ko loolu mun nañu wax ne c'est acté maanaam loo xam ne la amul kenn ci parti yi wala ci bloc yi yoo xam ne nee na moom nanguwul loolu kon mun nañu jàpp ne consensus la bi ci des nee nañu ki nga xam ne mooy maire bi nañu bàyyeeti muy falu ci ay anam yoo xam ne leerul maanaam liste bi falu ba pare ci biir bu ñu demee ba ca war a fal kii maire bi ñenn ñi di jaar ci suuf di joxe ay billets kii di joxe xaalis fexe ba fal koo xam ne xëj na du kooku la population yi bëggoon kon ñu ne léegi maire bi nañ ko fal ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee le suffrage universel maanaam buy ci liste bi ki jiitu ci liste bi ñu xam ne kii mooy nekk maire kon loolu yëpp nekk na loo xam ne itam nangu nañ ko bi ci des mooy le fait que dañu ne woon élection yi dañ koy war a tenir léegi nag ci premier trimestre ñetti ponk yooyu yëpp nekkoon na loo xam ne mun nañ jàppoon nañu ne c'était acté waaye ñu dem ba ci biir gis ngeen li xewati parce que audit bi ñuy wax ci wàllu fichier bi ak ci processus électoral bi mun naa wax ne pôle des non-alignés comme le front de résistance nationale maanaam opposition bi ñaari bloc yooyu yëpp neewoon nañu ne mun nañu nangu ñu def élection yi te bañagum am maanaam fichier bu bees te loolu sax xel mun na koo nangu ndax élection locale dafa nekk ay élection yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy xeex foofu mun nañu surveiller élection yi vote bi ba nga xam ne même bu lëbëj amee du doon loo xam ne dina jéggi dayoo kon loolu jàppoon nañ ne mu waroon nañ ci mun a dem léegi bu ñu defee audit bi ba pare résultat yi ñu ciy am ñu saytu ko jéem a taxawal li ñuy taxawal pour élection législative yi ñëw ak élection présidentielle waaye dama jàpp ne pour le moment gis ngeen élection député yi voté nañu budget loi de finance bi kooku c'est une très bonne chose mais président bi ba léegi mu ngi yéex pour joxe ay instructions pour ñu mun a dugal ci code électoral bi modification yi nga xam ne nangu nañ ko sànq yaa ngi wax ne parrainage beeg yooyu dindi nañ ko mais dindeeguñ ko. c'est pas encore officiel. il faut que ñu modifier ko ci code électoral bi maanaam il faut que ñu voter ko à l'Assemblée nationale loolu nag ñun bëgg nañu président bi loolu yëpp mu wax waa gouvernement ñu dugal projet de loi boobu pour modifier ko pour mun a léegi nag jublu ci nu ñuy organiser élection yi loolu dafa nekk loo xam ne ñun dinañ ci taxaw tem tey li ñu soxla mooy élection locale yi ñu mun koo doxal def ko ci anam yi ñu ko war a defee te bu mu ñu wax Covid parce que Covid gis nañu ay réew yu bari yoo xam ne sax ñun ñoo leen ëpp doole waaye organiser nañu seen élection présidentielle ak législative parfois même ak locale parfois même ay 2 élections lañ ciy boole gis nañu Guinée organiser nañ Guinée Conakry gis nañu Côte d'Ivoire itam organiser nañ présidentielle donc buñ ñu wax ne ay problème Covid ak yu demee noonu te buñ ñu wax itam ay problème budget ou quoi que ce soit élection locale dafay war a mun a am te bu amul itam ñun dinañ def suñuy marche te duñ ñu wax ay affaire Covid duñ ñu wax ay interdiction de marche parce que bu boobaa dinañ jàmmarloog ñoom il est hors de question qu'on accepte que gouvernement bi di ñu dugal ci un système boo xam ne dañuy imposer seen loi wu bopp la loi elle est là pour tout le monde et le calendrier républicain dañ ko war respecter parce que c'est constitutionnel. mais ban calendrier la ñuy respecté bii moom kenn waxatu ko moom. waaw dëgg la élection locale bi moom waratuñu wax respecté. dëgg la mais principe bi am na ñaari report bii di ñëw nit ñi sax est-ce que wóor na sax pour ñu tenir ko en mars 2021 bii nii ñuy wax. waaw de toute façon ñu bañ ko tenir en mars itam kooku mun nañu ko peut-être nangu mais juin au plus tard war nañu ko mun a tenir. parce que bu ñu ko yóbboo ba fin d'année yeneen i problème lay indi. dinañu am problème mu fête yi di egsi dinañu am problème peut-être commercialisation arachide beeg yooyu yëpp mun nañu ci boole lu bëree bëri ba xam ne dina jaxasoo te bu boobaa lenn mooy mun a am mooy ñu daxat ko te bu boobaa le risque mooy bu ñu ko daxee du ñu ko mun a ñàkk a méngale
yeneen élection yu mel ni ki législative te bu boobaa ça peut être extrêmement dangereux parce que day nekk élection yu bëri yoo xam ne dañuy jaxasoo te bu boobaa enjeu yi day tax ba contrôle bi dina jafe suñu police suñu force de l'ordre yi barewuñu donc il faut bu ma nee barewuñu maanaam boo ko méngaleeg population bi nekkuñu ay force yu nombreux yu am doole bu doy yoo xam ne mun nañu téye population boo xam ne day jóg kon nag ñun dañu jàpp ne bu ñu buggee suñu réew dal il faut que élection yi ñu fii mu ne nii au moins tardé nañu ni nga ko waxee respecté wuñu calendrier républicain d'ailleurs ci point de vue boobu mun naa wax ne Macky Sall daanaka jéggi na dayoo parce que Ablaye Wade def na ko fii à 2 reprises kii moom def na ko léegi pratiquement mu ngi koy def à trois reprises donc pour dire que le président Macky Sall même bu daxaatee élection yu mars na ko maintenir na ko fixer définitivement au mois de juin ñu mun a def suñu élection yi ñëpp xam fi ñu toll ñu weesu loolu xool leneen. maanaam bàyyi leen aussi ñu liggéey jublu ci élection législative prochaine. ngay wax est-ce que tamit du indi gàllankoor comme ni mu defee woon en 2014 dañ ko yóbboon ci mois bu nga xam ne dafa tombé woon saison des pluies nit ñi dem pour voter taw bi di taw comme par exemple à Sédhiou muy di woon gàllankoor suñ ko bëggee yóbbu juin nga xam ne yenn dëkk yi day taw tamit est-ce que du créer problème. waaw bon généralement ay élections yi juin la élection législative yi ñu waroon a def ci jamono yële passé au mois de juin la woon donc mun nañu ko def au mois de juin te xam naa ne bu boobaa tamit taw yi même bu tàmbalee ci daanaka mun nañu wax ne ci sud bi rek maanaam zone région de Ziguinchor ci lay mun a am mais ak région de Tambacounda peut-être ou région de Kédougou mais du nekk loo xam ne wax dëgg war nañu mun a indil ay gàllankoor yu bari li wóor ba wóor mooy élection yi il faut que ñu tenir ko ci premier semestre bi parce que le problème ci premier trimestre bi nga xam ne moom la ñu waxoon gis nañu ne mu ngi commencé am ay jafe-jafe parce que ñu ngi jël ay retard donte sax dama jàpp ne président bi bu décidé woon fi mu ne nii ne dañuy dem ci mois de mars war na mun a enclencher dès maintenant li nga xam ne mooy processus bi muy révision des listes yeeg yooyu et puis surtout la modification wu texte yi au niveau de l'Assemblée nationale mais loolu il faut mu commencer ko waaye dama gis ne dafa mel ni jubluwul ci loolu parce que ñu ngi commencer wax bu ñu naree auditer fichier bi tamit duñ mën a dem élection mois de mars. ah non mais man dama xamul lan lu tax ba duñ ko mën a def ci mois de mars. parce que audit fichier bi day jël def na. waaw mais audit fichier bi c'est un travail technique boo xam ne ñun bu dee ñun bëgguñ ñu sukkandiku ci li nga xam ne mooy résultat mooy liy génn ci audit yooyu. ñu jàpp ne liy génn ci audit yooyu mun nañu ko saytu après bu élection yi passé parce que ñoom mun nañu def seen liggéey téye résultat yooyu ñu xaar ba élection yi passé ñu jéem a génnee nag léegi nag bu boobaa résultat yi audit bi génne. te ma wax leen benn affaire mooy audit bi wax dëgg c'est une très bonne chose maanaam nekk na loo xam ne mu ngi joxe image u réew moo xam ne mu ngi xoolaat mbir yi di jéem a xool ni muy yeesalaat mbir yi ni ñuy yeesalaat toogaay beeg yooyu waaye dama jàpp ne li gën a am solo mooy audit bu amee ñu def li nga xam ne mooy réforme yi audit bi wax waaye dama gis ne audit bi ñu defoon ci 2018 liñ ci jot a yëngu liñ ci jot a defar dafa néew mbiru biométrie bi wax nañ ko waxati ko ana lan la ñu def ci changement pour améliorer ñi defoon audit boobu waxoon nañ ne biométrie bi def nañu ay carte d'identité biométrique mais biométrie bi amul fenn fu mu feeñ kon loolu nee nañu dem jéem a au moins léegi ñu xool nu ñuy def ba nga xam ne biométrie boobu nga xam ne xalaat bu baax la woon mu doon loo xam ne dinañ ko antul maanaam nit kuy ñëw di war a voter ñu war ko vérifier ndax biométrie am méngoo naag li nga xam ne mooy carte bi mu indi maanaam il faut mu mun a am fu mu teg loxo wala yu mel noonu teg baaxam pour ñu xam ndax moom moo indi carte bi mais loolu amul nee nañu itam mbiru carte d'identité yi waroon nañu am taxawaay boo xam ne dinañ mun a jox carte d'identité yi ci anam yu jaar yoon nit ñi teel a am seen carte et cetera comité yi nga xam ne ñooy joxe carte yi itam ñu saytu ko xool ba nga xam ne comité yooyu di doxal distribution des cartes yi ci anam yu baax yooyu yëpp bind nañ ko ci recommandation yooyu mais ana luñ ci def ci élection présidentielle bi amul luñ ci def gis nañu sax ne yëf yi dafa gën a jaxasoo kon li gën a am solo mooy tey
bu ñuy dem ci audit nañu wax d'abord waa nguur gi nañu bàyyi di foo ak suñu xel bu ñuy def audit boobu dafa war a am njeexital dafa war a am ay résultats yoo xam ne nit ñi dinañ ko gis bu ñu waxee ne lii la ñu war a def ñu jublu ci loolu par exemple audit 2018 bi waxoon na ne waroon nañu mun a dem ci bulletin unique tamit gisuñu ko donc yooyu yëpp ça ne sert à rien ñuy def ay audit yu dul jeex à chaque fois ñuy répéter les mêmes choses te wax dëgg duñu gis njeexital ci en résumé mun nañu wax ni kon problème bi ñu da am yëpp opposition bi tamit moo ko indi ndax opposition bi moo moyoon ci ne audit force sinon duñ dem élection. waaw xam nga ci biir opposition boobu am na ci ñoo xam ne tey ñu ngi ànd ak président Macky Sall te ñu ci bëri ci ñoom ñoo gënoon a mooy ci audit bi nga xam ne moom la ñu waroon def parce que bari woon na ci ñoom ñoo xam ne dañu jàppoon ne auditu 2018 bi ñoom nanguwuñ ko lu taxoon ba nanguwuñu audit 2018 bi nag ñoom ñoo xam waaye nag auditu 2018 bi mënuñu wax ne lépp baaxul am na ci quand même lu bari loo xam ne wax naa leen ci quelques recommandations fii yoo xam ne wax dëgg bu ñu ko doxaloon yëf yi dina jëm kanam mais ñoom nee nañu loolu nanguwuñ ko dañu bëgg audit bu bees te ñoom ñi ne woon dañu bëgg audit bu bees tey ñoom ñoo bokk ci nguur gi te est-ce que ñooñu mun nañu jàpp ne kon ci opposition la ñu bokk. mais est-ce que yombul tamit lii Ibrahima Amady dem démb wax fii bu ñu toogee ci plateau bi ñu ko waxee problème kii bi fichier bi mu ne mën nañ dem ci fichier bi élection te opposition bi moom gëm na ne mën nañ gagner ak fichier bi ndax opposition bi dafa tàmm ni saa yu pété rek giñ ko fichier électoral bi lan moo ci xalaat si yéen. waaw man nag dama bokkul ci ñi nga xam ne dañuy wax en fonction de li ñu soxla maanaam tey bu dee jekku nga rek nga ne waaw ma doxale ko nii bu dee jekkuwuloo nga ne non non nañu xaaragum wala nañu def nii wala nañu def na di bari na nag ci suñuy naataango yi ñoo xam ne malheureusement ci suuf noonu la ñuy waxtaanee maanaam ci kaw dañuy wax ne waaw ñun dañu bëgg a changer na fichier bu bees egsi waaye ci suuf ñu ngi naan non non ñun dañ bëgg ñu dem élection parce que pareeguñu mais il faut que ñu am cohérence mënuñu tey di wax lenn parce que daf ñuy arranger ëllëg ñu wax leneen parce que arrangé tuñu il faut que ñu xam ne élection bu waree am day am fichier bi nee nañu dëgg la fichier bi caxatee nañ ko kooku amul ci sikki sàkka. léegi lu tax saa yu ngeen perte ngeen koy jiñ fichier bi. mais léegi bu ñuy dem élection locale moom laa doon wax sànq élection locale dafa nekk élection yoo xam ne ku ci ne ci goxam lay nekk kooku am na sañ-sañ xeex contrôler fichier bi nga xam ne moom liste yi nga xam ne moom la ñu joxe foofu am na sañ-sañ xool ñi nga xam ne ñooy ñëw voter ndax ñooñu fa la ñu dëkk te bu ñu fa dëkkul mu ñu bloqué kaas ko loolu bu ñu ko defee donte mun na am ay jiixi jaxa donte mun na am ay mbuxum mais mbuxum bi du bari boobu parce que ku ci ne day am contrôle am ci place yi élection législative yi ak élection présidentielle ñëpp gis nañu ni mu demee da ngay gis ay centre yoo xam ne ñun ñii gis nañ ko centre Touba par exemple foo xam ne ñun dañu oo en urgence ñu ñëw fekk centre bi bulletin yaa ngi ci table yi sauf suñu bulletin ki nekk le responsable de la Sénat laa la wax moo yëg ci kaw bulletin bi taxaw ci loolu fu ñu ko gisee fu dul Sénégal kon loolu li tax mu mun a am c'est parce que ci élection yu mag noonu parti yi du ñu mun a nekk ci gox-goxaan yu nekk du ñu mun a nekk ci centre yu nekk waaye bu dee ay élection locale la ku ci ne day concentré wu ci fi nga xam ne foofu nga war a falo ko defee ñu xool ndax sàcc bi dina mun a demee noonu du demee noonu Bruno candidat nga ci élection locale yi ak fan nga nekk candidat alors élection locale yi man am naa ci ay option te dinaa nekk candidat incha allah bu ci yàlla àndee samay option yi nag bari nañu mun naa la ci jox quelques éléments rek benn bi mooy Foundiougne ndax Foundiougne sama dëkku maamaat la sama dëkku maam la Sokone fa la sama baay juddu fa la sama bàjjen Anen Mbaye Derneville juddu Sokone ak Foundiougne département Foundiougne la kon man département Foundiougne bi yëpp sama département la mun naa wax itam ne Ngàcc Nawde ci département Gossas foofu la màggee te nit ñi xam nañ ma naw nañ ma mun naa wax itam ne côté Njagañaaw muy Njaaxaw muy Ndengele foog naa ne peut-être jot ngeen dégg tuuti
sama taxawaay ci xeex bi ñu doon xeex ak waa Sedima am naa fa wax dëgg ay cofeel boo demee ci Casamance nag nga xam ne sama yaay waa Casamance la wax dëgg à part que munaguma làkk créole bu baax dégg naa créole tuuti waaye foofu daal mu jàpp naa ne itam sama dëkk la jàpp leen daal ne man Sénégal yépp a nekk sama dëkk ndax sax itam fa la ñu sosoo ndax boo déggee Derneville ñu bari dañuy ne Derneville ndar la boo demee itam Joal Fadiouth ñëpp xam nañu kuy le député Jacques Derneville nga xam ne ci jamono yi moo amoon yenn jafe-jafe ak Demba Diop Jacques Derneville ba léegi mu ngi am ñu xam ne ay soppe lañu. mais concrètement yow fan nga nar a demander sa candidature ndax nee nga da ngay nekk candidat fan ngay nekk candidat ndax problème maire importé yi am na ci dëkk bi tamit loolu la gars yi di bañ tamit. maire importé waaw c'est ça lim dëkk yi yëpp nga ne fan nga yëpp mën nga ci nekk candidat te alors que ne taxaw teewoo fa fekk xamoo lu askan bi di dund foofu noonu tamit ça pose problème. il faut que tamit nga ne fii laay nekk candidat waa population bu xool ndax mérité nga ko wala mérité woo ko. dëgg la dëkk yooyu yëpp nag dama fay am dëkkuwaay dëkk yooyu yëpp dama fa am dëkkuwaay te dama fa am cosaan kon am naa sañ-sañ taxaw ne fii dinaa fi laaj pour falu fi léegi nag lii tax ma def sama choix du lenn lu dul décision wu suñu parti ndax man dama nekk koo xam ne il est profondément démocrate te dama jàpp ne balaa may def un choix dama ci war a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñu wax ma seen xalaat ñoom itam bari na woon ay yoon yoo xam ne jëloon naa ay décision ñoom ñu décider ci yeneen anam ma topp seen décision kon loolooy nekk li nga xam ne mooy influencer sama décision waaye jàpp leen daal ne dinaa nekk candidat incha allah te am naa yaakaar ne xalaat yu ñuy indi dina nekk ay xalaat yu baax ci askan. fan mooy sa base politique. waaw base politique bi moom ni ma la ko waxee tey bari naa ay soppe ci département Foundiougne. il faut que ñu xam ne benn base par exemple Ousmane Sonko dafa choisir base politique ne Ziguinchor la Macky Sall Fatick la Matar Ba Fatick la Mansour Faye Saint-Louis la Cheikh Bamba Dièye Saint-Louis la Idrissa Seck Thiès la Khalifa Sall Dakar la mais yow tamit il faut nga am benn fu nga xam ne fu ñu lay ràññee ne Birno Derneville fii mooy base politique a. waaw li ma la mën a wax daal mooy tey. am na zone yoo xam ne boo fa demee foo tudd sama tur ñu wax la waaw kooku waa fii la. mais Khalifa Sall foo dem Sénégal soo ko tuddee ñu ne la waa fii la mais. non duñ la wax waa fii la moom kay waa Dakar la. mais un choix la rek dafa choisir pour identifier bu ko defee Dakar waay xam ne kii dafa ñëw taxaw pour taxaru Dakar waay mais yow mënoo taxaw ne par exemple fii nga bëgg a nekk yépp alors que ne da ngay am choix nga assumer ko bu ko defee nit ñi ràññee ne kii lu muy xeex pour waa fii la. waaw foofu kooku foog naa ne bés bu may taxaw ne dinaa nekk candidat fenn bu boobaa foog naa ne nit ñi nañ gis ne fii wax dëgg am naa fa base. parce que li am solo mooy nit ñi ràññee la sopp la pare nag itam pour fal la. parce que base rek doyul. base bu doy pour may la ndam ci li ngay ut loolu la ñuy ut en tout cas man de fi ma toll wax dëgg fa laa toll tey. dama soxla tey ñu jox ma baat ñu jox ma kàddu parce que dafa am lu ma soxla ak lu ma namm ci. léegi ñuy wax ci suppression des villes. waaw ministre bi annoncé ko lan mooy ci sa xalaat par rapport ak boobu nag. waaw gis nga Sénégal dañu nekk réew moo xam ne malheureusement évaluation daf fi néew doole lool dañuy dem di tëb di dal di indi lu bees tout le temps te duñu xool li nga xam ne jot nañ ko fay def. maanaam du ñu jàng ci li nga xam ne fa la ñu jaar apprendre de nos erreurs apprendre de nos expériences maanaam jàng li nga xam am jàngat ci li ñuy dund def nañu ay réformes ci wàllu collectivité locale réforme bi ñu njëkkoon a def bari nañu ci doon wax ne problème amoon na ci wàllu répartition responsabilité muy responsabilité ci wàllu finance ak yu mel noonu bari woon na ay gox-goxaan yoo xam ne ñu ngi doon kaas ne réforme yooyu joxuñu leen woon doole bu doy pour ñu mun a yor seen gox loolu réforme yooyu yëpp defuñ ci benn évaluation ñu tëb indi benn acte ñu woowee ko acte 3 de la décentralisation bi ñu koy indi sax
bokkoon naa ci ñi nga xam ne dañu gaaw a teel a wax ne leen attention yéen a ngi jubluwaat ci acte 3 de la décentralisation te defu leen bilan wu acte 1 ak acte 2 bu dee am acte 1 ak acte 2 am nañu yooyu yëpp ñu maasale ko indi ay wax yu bees naan allez communalisation intégrale et cetera wax yoo xam ne xëy na ay fuural la gis nañu ne bari woon na ay dëkk yoo xam ne jox nañ leen ay cër waaye nag joxuñu leen ay lenge pour ñu mun a liggéey bi muy ci wàllu finance ak yu mel noonu surtout que nag les 9 compétences transférées yooyu nekk na ay compétences yu 10 ci wàllu faj bi ci wàllu éducation yooyu yëpp nekk loo xam ne diis na lool te communes yi ñu gis nii amuñu moyens yi pour def loolu communes yu mel ni Dakar nag nga xam ne dafa nekk ay communes spéciales parce que communes yu booloo la ñu teg ci seen kaw beneen commune boo xam ne dañ ko woy la ville ville boobu gis nañu ne effectivement code des collectivités yi tudd ko mais man li ma jaaxal mooy tudduñu ko waaye ñu ngi koy doxal te kenn waxu ci dara ñu xaar ba tey ñu ne léegi lii moom baaxul il faut ñu changer ko mais man je veux bien ñun amuñu problème ci am ay changement mais balaa ngay changement da ngay def évaluation mooy da ngay xayma li nga xam ne jot nañu dund ak loi yi am ak sart yi am ni lan la fi indi ci njeexital lan la fi indi ci jafe-jafe du ñu xool rek problème bi nga xam ne moom la ministre bi wax ne waaye turu la ville sax nekku ci et cetera communes yi mooy exister ci biir document yooyu donc ville bi moom ak responsabilité mi dafa xaw a jaxasoo communes yi kenn xamul waaw mais d'accord yooyu yëpp mais nañu def évaluation bu ñu ko évaluer bu ñu xool rek côté boobu nañu xool côté boobu ak côté finance ak yeneen côté yi bu ñu ko xaymaa yëpp ba teg ñu présenté ko bu boobaa dinañu ne waaw kon affaire ville bi d'accord kon il y a des incohérences lan moo ci pexe yi nag mun na ci am yu bëri man de jàpp naa ne le fait ñu am benn ville boo xam ne une supra ville boo xam ne mooy nekk ci kaw yeneen communes yi ñu tuddee ko ville wala ñu tuddee ko neneen dama jàpp ne nécessité la maanaam loo xam ne la munta ñàkk ndax boo gisee ay gox-goxaan ay communes yoo xam ne dañu imbriqué wu maanaam dañu dugalante nga xam ne dañu jegewante lool dina am ay intercommunalité maanaam loo xam ne day jaxasoo ci biir communes yi loo xam ne benn commune mënu koo yor il faut que bu koy doxal mu waxtaan ceeg bi ci des loolu nag intercommunalité yooyu mooy tax ba il faut que mu am kuréel boo xam ne mooy ëmb lépp waaye man dama jàpp ne kuréel boobu mënta doon kuréel boo xam ne kiy tabb ki ko yor président de la république la kooku mënta am li tax mënta am mooy on est toujours dans les pouvoirs locaux ay pouvoir la yoo xam ne uute nag pouvoir central kon pouvoir locaux ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi donte sax mun nañu tabb ñoo xam ne ñooy yoraat beneen espèce su kuréel bu leen ëmb ñoom ñëpp ñoom ci seen biir ñooy tànn ñi nga xam ne ñooy jiite ci biir kuréel yooyu loolu am na ci yeneen réew. kon yow su ma la déggee mooy d'accord ñuy nommer maire de Dakar wala quel que soit tur bi muy nekk. absolument pas. nañ dem élection population bi tànnal ko seen bopp. nañ dem ci élection population yi tànn ñi nga xam ne ñoo yor. communes yi bu ko defee ci biir ñi yor communes yooyu. ñoom ñooy daje ci seen biir xool nu ñuy tabbee ki nga xam ne mooy jiite. seen syndicat am na sax ñu koy wooye les SYVOM ak les syndicats de communes ou les communautés de communes yooyu ay espèce ay xeetu collectivité territoriale la yoo xam ne dañ ko sabab ngir ñu maanaam ñu coordonner li nga xam ne mooy communes yi loolu mun nañ ko doxalee ci anam yoo xam ne ñiñ ciy tabb day doon ñoo xam ne tey yow lay doon gannaaw ëllëg sa morom lay doon gannaawaati ëllëg keneen ak keneen mu doon loo xam ne day wër yooyu yëpp nekk na ay solution mais loolu xañ na duñ ci mën a waxtaan fi mais li wóor ba wóor daal mooy waxtaan boobu am na solo évaluation boobu am na solo mais buñ ko pamti buñ ko yàkkamti di xool benn boor bañ a xoole beneen xool benn boor bañ a xoole beneen loolu lenn rek lay nuru
mooy vision politicienne te loolu dama ragal ne ci la ñu jëm. waaw ñu fàttali téléspectateur A221 yi yéen a ngi seen émission face à l'actualité tey ñu ci dalal Bruno D'erneville ñu jàll ci beneen point yi muy santé après ñu mujjee ci rapport ARMP yi ñu dem ci domaine santé bi ñuy wax ni gouvernement bi dafa jël ay mesures restrictives teg ko ci population bi ne leen lii la bëgg a doxalee par rapport ak ñi ñuy tuddee deuxième vague ñenn ñi sax d'accord ñu ci tur bi ak loolu ñu ñëw nii gis ni exemple boobu noonu activité acteurs culturels yi démb dañu génnoon di manifester ne nañ leen tijjil danse yi ak yenn kii pour bu ko defee ñu mun a def seen i activité normalement ndax Covid bi impacté na leen ci boobu côté ñu ngi leen di tere ci tere boobu noonu ñu nga xam ne ñu ngi koy tere ñeneen ñu gis ni ministre du transport ak ministre de la santé démb bu ñu inauguré autopont Seydina Limamou Laye bu fa dañ fa organiser rassemblement ñuy laaj ndax le gouvernement donne-t-il le bon exemple sur la question wala déet. wax ko foog naa ne président de la République ak ñi mu àndal bi Covid bi démarré benn tey ci maanaam ay mauvaise communication la ñu nekk maanaam dañuy wax lii di jëfe neneen ñoom nag dañu foog ne sénégalais yi amuñu xel di xalaat te li ma gën a ñaawlu mooy Covid bi kenn mënul naa table ne mu ngi fi kenn mënul itam bañ ne mu ngi def ay dégâts donte sax dégâts yooyu xëy na dinañ ci mun a wax bu ci kaname mais dégâts yooyu nekkagul ay dégâts yoo xam ne wax dëgg war na mun a tax ñu jiital ko par rapport ak yeneeni feebar te bari na fii ay yeneeni feebar yoo xam ne tey ñii koy feebar fajatuñu leen sax ñu ngi toppatoo rek mbiru Covid mais pour wax rek ne communication wu état bi dafa nekk lu sooxe depuis le début te yàlla rek moo ñu bëgg moo ñu sopp ba may ñu bañ a am dégâts yi ñu am nii ak aussi yenn professionnels de la santé may profiter aussi au passage di leen gërëm ci seen taxawaay parce que seen jumtukaay yi bariwul wax dëgg waaye ñu ngi def seen kéem kattan te yàlla mu ngi ñu ci dimbali mais à part ça communication bi baaxul dara ba tax foo dem ci Sénégal daanaka di nga ci gis ñu bari ñoo xam ne boo leen tuddee masque sax dañuy reetaan te li ñuy njëkk a wax mooy ñii li ñuy wax nii dañuy naxaate te ci naxaate la ñu dëkk gis nga te ku ci ne am na ay exemple bi nga wax sànq nekk na ay exemple yoo xam ne ñoom ci seen biir dinañ ko waxtaan waaye dinañu waxtaanee itam yeneen yi ak yeneen maanaam kii dañ koy autoriser kale ñu tere ko du ma tudd kenn waaye gis nañu ay événements yoo xam ne autorisé nañ ko te ci biir Covid la ñu nekk ñu ne bon waaw mais ñooñu mun nañu bàyyi ñoom ñu doxal ñeneen ñi tamit jàpp ne ñoom war nañu bañ a doxal ndax c'est trop risqué et cetera yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne day ëlëm xelu nit ñi kon man dama jàpp ne état dafa waroon am taxawaay boo xam ne taxawaay bu cohérente la ci wax ci communication lii am mun na am lii munul am te ñoom ci seen bopp ñu doxal ko tey bu ñu gis waa APR di def ay fête yoo xam ne ñoom dañuy dajee ci seen biir di def seen fête bu ñu leen di gisee ñuy def ay tournée parce que bu yàggul gis nañu président di naan mu ngi def ay tournée gis nañu ni mu demee ci àll bi nit ñi di jaxasoo tout ça là parce que ñoom xëy na foogoon nañu ne Covid jeex na wala sax peut-être président foogoon na ne Covid jeex na loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ça n'était pas responsable ci wàllam moom en tant que responsable en tant que njiit dafa waroon xam ne Covid ba léegi mu ngi fi kon lépp looy def nañ ci sóoraale loolu di maintenir nag ay gestes barrières yoo xam ne képp ku ko gis dina xam ne kii de ba léegi mu ngi ci tànk yi mu newoon waaye tey nga wax lii ëllëg nga wax la le gannaaw ëllëg nga yeewu tëb ne non léegi du nii naleeti la loolu à vrai dire kenn mënu cee ànd ci mbirum nag artistes yi loolu docteur Thior dégg naa ko ci fan yi mu ciy wax lu am solo docteur Thior nee na moom ci xalaatam te man ànd naa ak loolu nee na mais war nañu mën a utiliser sax artistes yi pour communiquer ci wàllu feebar bi. mais tax ñu leen ñeneen dañ leen di jox sax 2,5 milliards. waaw ñoom nag ñu commencé génne ay mbirum xaalis ak yu demee mais artistes yi ñoom sax laajuñu xaalis. ñoom li ñu laaj mooy ñu bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey te liggéey boobu mun na doon liggéey boo xam ne ñoom dinañ ci gis seen njëriñ te dinañu amal njëriñ askan bi parce que nag bu ñu fàttee mbir ne. maanaam artistes yi am nañu ay anam yoo xam ne buñ ci waxtaanee buñ ci waxee ak askan bi ci la ñuy gën a comprendre surtout rappeurs yeeg yu mel noonu ñëpp xam nañu ne am nañu ay code de langage yoo xam ne buñ ko waxtaanee ak nit ñi dinañ ne kon nag de nañu jóg ci suñu bopp loolu nag ci ay événement lañ ko mun a def
kon na état bi joxe ay instructions ci li ñuy xam ne mooy les règles de distanciation maanaam nit ñi mun a def seen fête waaye ku ci ne takk masque am garder distance am yooyu bu ñu koy respecté bu ñu koy faral di respecté bu boobaa population yi dinañu gën a am confiance parce que nag attention confiance bi ci la bokk itam xam nga loo xam ne da nga koy ragal daf lay gën a gaaw a gaañ kon nañu wax nit ñi ne Covid bi c'est dangereux mu ngi def ay dégâts waaye du Covid bi rek am na yeneen i feebar yoo xam ne ñu ngi fi woon te ñu ngi fi benn tey te ñu ngi def dégâts yu ëpp Covid ñooñu itam nañuy dem di faju Covid nag leen na koy faj mooy ñu def suñu distanciation leneen luñ ci wax itam muy ay vaccin ak yooyu xëy na loolu itam dañ ci wax wala waaw ñu dugg ci vaccin yi sax ñu nekk na ay loo xam ne scientifique yi ci seen bopp déggoowuñ ci astama ñun te nag boo xoolee dégâts yi nga xam ne moom lañu gis fii ci Sénégal wuute nag lii am ci dëkku tubaab yi kon nag ñun nañu bañ di roy rek ci li nga xam ne moom la ñuy def ci bitim réew te nañu xool li nga xam ne moom mooy suñu intérêt ak suñu réalité. waaw ñuy wax ne tuddee ko sax les vaccins à polémique ndax vaccin yi mu ngi jur coow ñun pays africains yi Sénégal nee nañ dinañ jël si vaccin yi ñu tàmbalee ko si yow peut-être ndax vaccin bi su ñëwee di nga vacciné wu ak lan moo tax. waaw man de vaccin bu ñëwee du ma vacciné wu man dafay leer nañ te sama famille du vacciné wu buñ ñu teree voyager itam ñu des ci suñu réew rek liggéey ci suñu réew waaye ni ko docteur Niang waxe ndax am na docteur bu ci wax moom itam muy ki nga xam ne moo jiitee suma Babacar Niang nee na du vacciné wu te famille am du vacciné wu ndax nag vaccin bi neexul ba neexul waaye dafa am lu ñu ci war a wax mooy vaccin bi gullet ñuy defar vaccin boo xam ne dañuy jël li nga xam ne ay gènes humains la ñii mun nañu wax dégg naa ne gis naa ne kii professeur Seydi nee na waaw mais jarul ñu ci daal tiit ak am tiitaangeeg yu mel mais science dafa développé tamit nag de. waaw mais science dafa am aussi ni muy doxale man du ma médecin waaye scientifique la am na loo xam ne itam xel moo koy nangu loo xam ne dañ ko war a tester ci ak recul bu doy wax dëgg recul bi bu amul maanaam bu dee defuñu ko ci ay anam yoo xam ne gudd na guddaay boo xam ne xam nañu li muy jur ci loo xam ne santé publique la maanaam dañ koy def jox ko ay nit ñu bari kooku balaa ñu koy defal askan bi da ngay xoolaat moom la ñuy wax le principe de précaution gis ngeen l'histoire du sang contaminé ci tubaab yi indi woon na fi ay jéye yu bari te ci jamono yooyu condamné woon nañu ay nit ñoo xam ne ñu ngi woon ci ay hommes politiques ñu naan waaw responsable mais pas coupable parce que nee nañu xamuñu woon mais lu mel noonu boo xamul da ngay taxaw rawatina nag bi nga xam ne faat bi dee bi am ci wàllu Covid nekkul dee boo xam ne dafa jéggi dayoo tiital na dëgg la tiital na nit ñi waaye jéggiwul dayoo kon nag nañu xaar ba xam la li muy joxe ci ñale bu def parce que ñooñu tey gis nañ ne ñun mun nañu jàpp ne suñu ñi faatu mataguñu ñeenti téeméer mais est-ce que xam ngeen ne ci dëkku tugal yi am na ci ñoo xam ne ci diiru ñaari fan ci diiru benn fan sax 24 heures am nañu 900 morts maanaam juróom-ñeenti téeméeri nit ñu faatu xam nga ne dëkk yu mel noonu tey bu ñu leen pingee ci loo xam ne ay piqûres yoo xam ne wóoluñu piqûres yooyu ñooñu sax mun nañu xalaat ne xëj na piqûres yooyu li mu leen di jural mooy gën di bàyyi nit ñi di dee yenn dee yi waaye nag ñun tollooguñu foofu kon nañu bàyyi ñooñu ñu def seen piqûre ñun ñu xaar waaye dama gis ne ñi nga xam ne ñu ngi ci liste COVAX boobu ñuy wax maanaam réew yi nga xam ne dañu jàpp ci Afrique ne il faut que ñu dem ñu xëcc vaccin bi ñoom tamit bokk ci ñi ñuy vacciner Sénégal bokk ci mais boo seetee COVAX boobu mooy ñi ànd ak fondation Bill et Melinda Gates waaw lu tax loolu Bill et Melinda Gates ñoom du ay informaticiens lañ lu tax ñuy dugg ci wàllu paj est-ce que ñoom nit nañu xalaat ne rek pour parce que dañu bëgg nit ñi rek nii bu dee dañuy jaay seen piqûre nañ ko jaay tubaab yi ñun nañu xaaragum ba xam li muy joxe ci tubaab yi ñu door a xool parce que nag loo xam ne ci diiru ñaari weer lañ ko testé gum kooku doyagul. waaw comme ni nga waxee rek ci mbiru ñaari weer lañ ko testé doyagul moo ñuy permettre ñu dugg ci ñu dernier point bi di rapport ARMP yi
ñu gis ni rapport bi génn na semaine yële passé kay ñuy wax ni rapport bi dafa épinglé ay nit ci rapport bi ñu ko defee rapport ñaari année lañ génnee bu 2018 ak 2019 ci ñu tudd ci ñenn ñi ñu mel ne ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu tudd si ministre de l'assainissement et des eaux tudd nañ fi loolu ñooñu ci ay dépenses yu ñu def ministre de l'environnement tudd nañ leen ci ba Abdou Karim Sall génn def ay précisions ci affaire de mbaam yi nga xam ne jëndoon nañ ko en général ban analyse nga ciy def ci rapport boobu noonu. waaw rapport boobu de xam na ne xëj na balaa ñu ci gën a mën a wax ñu xool ban décision la ci président de la République di jël ndax jiiñ dut nañ ci baaraam ñoo xam ne ñu ngi ci ba léegi ci nguur gi dut nañ ci baaraam itam ñoo xam ne dem nañu ndax ñi nga xam ne dañu dem dina am loo xam ne dinañ ci gën a liññati seen affaire man ragal naa ne ci la looloo sababoon peut-être étude bu mel noonu parce que nag dañu seetlu ne ba léegi ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall donte ñu ci ñenn ci ñoom duut nañ ñu leen baaraam ci ay tooxi doon yu ñu fi jot a def amul kenn koo xam ne tëj nañ ko wala daal jugé nañ ko loolu moom lu wóor la moom ci boppam président Macky Sall dafa ne woon am na ay dossiers bari na ci ay dossiers yoo xam ne jóge na ci ay OFNAC ak ay IGE yoo xam ne daf ci teg kuddam maanaam daf ci teg loxoom ba nga xam ne du ko saytu du ko xool day bàyyi nit ñooñu doxal si li ñuy doxal kon man dama jàpp ne lii ARMP def xëj na ci ndigal lañ ko defee waaye gisaguñu njeexital bi nañ dem ba ci kanam ba xam waaye li ma jàppagum mooy ARMP ki nga xam ne moo ko jiite ba léegi kaam bi waxoon nañ ko ba sonn waxatuñ ci waaye kooku yàggoon na bi mu waroon dem retraite justice bi tamit c'est pareil d'ailleurs donc dañu nekk ci réew moo xam ne amul lenn lu ñuy doxal ci anam yu jaadu dafa mel ni ki lépp la ñuy def ci jalgati moo tax réew mi tey pour développer ko dina jafe li ñu soxla tey mooy am ay kilifa yoo xam ne dañuy xalaat ne ñoom dañuy jàll rek nekkuñu ñoo xam ne dañuy des kon nañu respecter li nga xam ne mooy l'indépendance des pouvoirs donte sax indépendance des pouvoirs mënuñ ko wax complètement waaye nag nañu jàpp ne li nga xam ne mënta ñàkk nañu bàyyi mu doxal noonu li nga xam ne da nga koy doxal yow en tant que njiit pour apaiser pour loo xam ne day boole nit ñi nga def ko waaye bul def am xaj ak seen ndax xaj ak seen boobu ngay def ki lay wuutu moom itam xaj ak seen boobu mun na ko def te bu ko defee yow sa mbir xëj na dina ci cóol kon nag président Macky Sall lay waxal na def attention ba nga xam ne li muy doxal na ko doxal ci loo xam ne intérêt ñëpp la intérêt population yëpp la loolu moo koy sauver moom ci boppam. ñu peut-être temb jeexalee suñu dernière question bi par rapport ak incendie bi am Gadiaga bi nga xam ne puits bi nga xam ne Forteza moo ko doon exploité mu jur incendie population locale bi sax ñoom ñu ngi ñaxtu fan yi yëpp seen maire bi génn di wax ne exploitation gaz boobu ñu fiy def sax ñoom bénéficier wuñ si démb ñu gis ni par exemple sa benn ki nga xam ne yéen a bokkoon coalition jot na muy Cheikh Tidiane Dièye génn def benn publication bi nga xam ne peut-être ñu bëri yéem na leen sax bi ñuy wax naan foofu noonu di poser ay questions di ne plan d'opération interne bi nga xam ne respecté wul ndax Forteza respecté na code bi ci boppam ba pare ñu xool ndax est-ce que Forteza bi bu dee respecté na code bi dina jar état du Sénégal ak yenn kii ñu dem jël ay experts yi nga xam ne au niveau international pour ñu mën a fay incendie bi nga xam ne fayagul ba léegi lan moo ci sa jàngat peut-être après ñu tàgguwaale ci dernière question bi. waaw dëgg la industrie yu mel noonu dañuy am li ñuy woowee am des POI muy plan d'opération interne ak ay PPI. Normalement yooyu ay études de risque la ñuy def maanaam dañuy xool li nga xam ne jéyee yëpp yi nga xam ne moo war a mun a am ci espace yooyu ñu xool jéyee bu ci ne naka lañ koy saafara te buñ koy xool dañu war a tànn ay jumtuwaay yoo xam ne duñ ci xaar kenn donc jumtuwaay yooyu lu ci bëri dafa doon loo xam ne dafa war a teel a jóg maanaam surtout bu dee dafa am ay risques yu am doole noonu waruñu mun a bàyyi ba yu mel noonu
am dayoo boobu donc dafa war a am ay dispositifs yoo xam ne day teel a ki intervenir pour mun a fay jéye bi bu amee loolu nag comme amul mun nañu jàpp ne soit PO yi amul te man xalaat na ne loolu mënut a am maanaam PO yi il faut que mu am PO yi moom war na am waaye xëj na li ñu mun a jàpp rek mooy xëj na PO yi bi ni ñu ko defee xëj na baaxul loolu tam mun na am maanaam étude de risque bi ni ñu ko defee peut-être moo jaarul yoon mais loolu laaj na ñu saytuwaat ko bu baax man de maa ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu mun a fay loolu ci anam yu gën a gaaw waaye lii vraiment yéeme na mu am problème yu ne mel nii yoo xam ne dañuy obligé di oo ay experts yoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee te loolu bu amee ci lu mel nii Gadiaga ragal nañu ne bés bu puits de pétrole yi ak puits de gaz yi bare ci Sénégal dañoo ragal ne lu mel nii xëj na dina mun a bari te lu mel nii ñaar rek bu ñu ko amee ci Sénégal foog naa ne bu boobaa Sénégal bootul mu taxaw parce que risques yi day bari trop donc je pense que réellement lii il faut que mu doon njàngat buñ ci jël xam nga sànq maa ngi la doon wax ne la Sénégal ñun problème bi benn ci problème yu mag yi ñu am mooy ñun duñu jàng ci suñu expérience maanaam dañuy dee am lu xew gis nga affaire bateau la Joola bi mu xewee itam amul lenn luñ ci jàngat ba léegi ñu ngi bàyyi nit ñi di dox sans sécurité yu bateau bi ci boppam boo xoolee ba léegi en fait yokk nañ dispositif bi mais on voit quand même que defuñu un véritable bilan boo xam ne fësal nañ ko nit ñi xam ne voilà def nañu évaluation léegi nii la yëf yi di doxee donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ay évaluation yoo xam ne dañ ko war a def te buñ ko defee dañ ko war a fësal nit ñi xam ne lii de léegi mënatul doxee ni mu doon doxee léegi na lay doxee ndax dafa am lu ñu jàngat ci lii am nañu yaakaar nag ne xëy na enfin ñi nga xam ne ñooy suñu ministre de tutelle yi ak ministre bi nga xam ne moo yor mbiru énergie dinañu peut-être gindi ci mbir mi wax ñu lan mooy disposition yu bees yi muy jël. ci mbir moomu noonu peut-être la ñuy bàyyee nga tàggatoo téléspectateur A221 ñu xam ne temps bi ñu jagleeloon jeex na débat bi neexoon na trop mais temps bi foo jaar ñu respecté ko loolu la kii. jërëjëf Samsidine maa ngi vraiment di la dolli gërëm bu baax ci invitation bi di kontaan ci liggéey bi nga xam ne moom la seen société bi A221 di def seetlu naa ne vraiment yéen a ngi am organisation bu mucc ayib ak une équipe jeune di leen ñaanal vraiment ngeen am un meilleur succès ci li ngeen di def di leen wax itam ne diaspora bi mu ngi compter bu baax ci yéen pour que ngeen gën leen daal informer ci li xew ci Sénégal rawatina nag ci li nga xam ne moom la ñu leen jagleel ñoom waa diaspora di am yaakaar peut-être un jour ñu mun a waxtaan ci ay débat de programme parce que dañuy faral di wax ne homme politique yi ngañi lañ fi nekkee duñu fi indi programme ma leen di wax ne ñun de ci parti pour l'action citoyenne dañu am benn programme te xam naa du yàgg ñu wax leen benn livre boo xam ne dinañ ko génne boo xam ne bind nañ ko boo xam ne ci suñu vision la di ngeen gis ne am na ay proposition yoo xam ne bu ci Sénégal àndee de am nañu yaakaar ne fekk fukki at ak juróom Sénégal dina nekk réew moo xam ne ñu bëri dinañ ci gis seen bopp daal te dinañu wàññi chômage bi bu baax a baax te itam li nga xam ne mooy production agricole bi maanaam pour la sécurité alimentaire dinañu ko jéggi ba di jaay ci bitim réew loolu daal mooy li nga xam ne mooy suñu yéene te bu ñu sañoon ñu gën a am ay émissions yoo xam ne dinañ ci gën a waxtaan di wax itam suñu diaspora ne leen dans notre vision dañu bëgg ñoom ci seen bopp ñu dellu siwaat non pas pour indi seen koppar rek mais pour créer ay entreprises te loolu dafay jaar ci ay réformes yi bari na ci yoo xam ne tëral nañ ko ci suñu livre bi moo tax ma leen di dox daje xam naa bu livre bi génnee dinañ leen ko yëgal bu ko defee dinaa mën a ñëw ñu gën cee waxtaan ak yow ak sa naataango. incha allah bu livre bi génnee rek incha allah boo ñu ko joxee rek dinañ la peut-être yaay doon sax suñu invité xam naa boobaa nag ñun ñooy nekk première nu mu tudd média bi nga xam ne moo lay recevoir ñu mën a faram-fàccee livre boobu noonu incha allah. waaw ñuy
tàggoo foofu noonu téléspectateur A221 yi di leen wax ni tey lii lañ leen indiloon ci seen émission face à l'actualité mu nekkoon Bruno de Neuville xam naa ni jàngeen ngeen ci lu bëri ñu leen di jox rendez-vous suba incha allah merci. A221, une autre vision de la télé. A221, une autre vision de la télé.